asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu mbokku auditeurs yi mbokku téléspectateurs yi rajo DMV alias rajo Malick moo am mbégte ñëwaat indi leen fii daje ak yéen ci beneen émission ànd ak ci ak RTV Africa nuñ koy defee mbokk yi ci rajo bi nuñ ko daan defee saa su ne samedi bu ne bu jotee ci 8h ngeen ñëw xaar ñu waxante ak yéen waxtaan ak yéen saafonte ak yéen noonu lañ koy defee tey ci télé bi di ci ànd ak mbokku panélistes yi nga xam ni yàgg nga leen dégg mais amaanaa ñenn ñi mosuñu leen teg bët di ko door ci nuyoo yi bu ñu paree dugg ci waxtaan gi kon mbokk yi sans plus tarder ñu ngi leen di jaajëfee di leen ne asalaamaaleykum dal leen jàmm kon ñu door ko ci ki nga xam ne mooy suñu panéliste bi nga xam ne saa yi ñu nuyoo ci moom lañ koy dooree te new fi tey muy imam nekk suñu kilifa di ànd ak moom pratiquement 2 ans yi ñu def yëpp ci programme bi vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ko ziar waaye nag neew fi tey di sant di gërëm ki nga xam ne tamit mooy tata Mariane Fall di ko ziar di sant ñoom tata Élise ak ñi nga xam ne ànd na leen ñoom tonton Mansour ñoom Moustapha Diop ak ñoom ñu seet kon mbokk yi bu ko defee rek ñu tàmbale nuyoo gi ànd ci ak samay naataango samay am di jàmm samay mbokk panélistes yi nga xam ne 2 ans ñoo doon ànd ci rajo bi di leen indi programme bi nga xam ne ñu ngi ci ànd ak yéen ngeen am ci mbégte di ñuy defal ay feedback mais ñu fit tamit ñun ñu am mbégte boobu di ci continuer kon mbokk yi ma door ki ci ki nga xam ne saa su ne ma ne leen dañ di dégg ma naan leen Mody Ndiaye Fabala Mody Ndiaye Fabala ngeen koy dégg baalam xam naa ni ñu ko xamul dinañ ko ràññee tey Mody Ndiaye Fabala na nga def Mody ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk téléspectateur. maa ngi nii benn jërëjëf RTV pour opportunité bi bon donc di nuyu suñu auditeurs yëpp di leen remercier di baalu àq donc di leen wax d'abord happy nu ñu koy waxee joyeux Noël. waaw xam nga donc loolu laay ibbee. kon su ko defee mbokk yi kon dégg ngeen kii mooy Mody Ndiaye Fabala fii sama loxo ndeyjoor am nañ fi ki nga xam ne mooy sëñ Pape Diagne ma di ko woowee Làq Diagne sëñ Pape ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay benn asalaamaaleykum benn ñu ngi lay fay di la nuyu Marie-Louise di la nuyu di la ziar ak Mody comme ni ko sëñ Mody waxee léegi ñu ngi nuyu auditeurs yëpp di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq di leen wax déwénati noonu lañ koy dooree comme ñu ko benn dooree léegi. jërëjëf sëñ Pape kon mbokk yi su ko defee rek ñi ñëw dellu ci ki nga xam ne mooy suñu jigéen ju baax ji suñu soxna ànd ak ñun booba léegi te bàyyiwul kenn du moom Marie-Louise Cissokho ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar di remercier RTV Africa ci liggéey bu rafet bi muy def ci communauté bi mais surtout di remercier sama naataango yi sama mbokku panélistes yi Papa Diagne Lapa Ben Diédhiou Mody Ndiaye le maire mi nga xam ne moom mooy suñu patron nekk ci régie bi di def liggéey bu rafet di remercier tamit Mbidou ak auditeurs yi nga xamante ne ñi ngi ñu doon déglu ak téléspectateurs yi ñuy seetaan on vous souhaite un joyeux Noël di leen remercier ci seen fidélité te di leen ñaanal ñu dugg ci at bu bees incha allah. jërëjëf kon mbokk yi gis ngeen ñii mooy ñi ñu yàgg àndal ci rajo bi di ci profité rek di sant di gërëm ki nga xam ne mooy Modibo Diagne nga xam ne moom tamit mu ngi béy waaram di def liggéey bu am solo di ci ànd ak suñu technicien yi nga xam ne sëñ Souleymane Diop tamit nga xam ne vraiment kenn demul bu des mu ngi def liggéey bu am solo ñu ràññee ko ci communauté bi di ko jaajëfee di ko ñaanal yàlla at bu bees bi mu nekk atum naataange atum santé et atum progrès kon mbokk yi dañuy dugg ci waxtaan gi di ko door ci ma door rek ci sëñ Pape. waaw sëñ Pape gis nañ ni ñaari at a ngi nii ngeen di ànd ak communauté bi mission bi lan la woon. waaw mission bi moom yomb na wax communauté bi moo doon mission bi moo doon taxawu communauté bi. mën leen jottali parce que du ñëpp am jot. du ñëpp aussi ñooy déggandoo. donc déggandoo pour mu yomb il faut que ñu jaarale ko ci xarale yu mel ni maanaam rajo. ñu tànn nag samedi nga xam ne ñëpp dinañ toog ci kër yi dallu am temps wu toog déglu. so ñu ne nag léegi li nga xam ne xew na ci biir communauté bi wala li nga xam ne mi ngi ñëw. nañ leen ko jottali. ànd ko ak yar ak teggit ak foofu. ndax ñooñu loolu yëpp ñoo ànd. loolu lañ doon dox boobu ba léegi macha allah yàlla jàppale nañ si bu baax. ba wax dëgg yàlla boobu ba léegi rafet na.
moom sañ ko wax ndax auditeurs yi wax nañ ko ñi envoyé nañu ay message dégg nañ ne liggéey bi rafet na moo tax ñu ñeme te sama maam dafa wax naan taxaw naan déglu leen ma ñu ngi lay dégloo ko gën moo ko gën dëgg la kon sëñ Mody Fabala yow nga xam ne vraiment bi lépp di door yi yaa ngi ci Pape wax na fi samedi auditeurs yi demoon ba tàmm jeudi ngeen jékki-jékki def ko samedi loolu yëpp ci biir maanaam accommoder auditeurs yi et puis mu am benn mission bi ngeen doon dox est-ce que mën nga ñu wax lu tuuti ci loolu waaw d'abord maa ngi sant yàlla et puis di am xalaat si ma jëm si yàlla Malick Diagne parce que bu lii xewee tey moom rek la ko wax moom moo tax wax parce que bu ñu koy commencé donc yow umpale woon ne metti woon na ñaar la ñu woon xaw ma ñett ba ñu yokk si xam nga metti woon na trop d'abord aussi di remercier suñu jabar yi xam nga parce que metti na fi ay metti yi nga xam ni que ne xam nga vraiment ñuy pousse rek mais mission bi moo doon rek pour jël communauté bi yëpp ñu come together xam nga indi communauté bi yëpp d'abord benn loolu la te je pense que tamit bu fekkee da nga bëgg a def xool fu ñuy toll woon 2 ans yi passé ak léegi boo defee mesurement bi di nga gis ne auditeurs yi ñu amoon xam nga léegi ëpp na dëgg la waaw auditeurs yi léegi ëpp na triplé na sax effectivement donc pour man loolu succès la succès xam nga donc di ñaan yàlla rek donc mu gën a baawaan xam nga dem xam nga ñu gën a am ay auditeurs donc loolu moo doon mission bi pour man mission en gros daal mission bi daal moo doon ñu jël communauté bi ñu ngi leen together absolument absolument comme ni nga ko waxee Pape wax ci soxna Mag gis nañ ni Mody tudd na fi suñu mag bu baax jooju nga xam ne lépp moom la sëñ Malick Diagne yàlla na suuf seet ci kanam yàlla yërëm ko fu mu nekk yàlla na ko gën a fii yow ñi gisoon la nga jege sëñ Malick ngeen jege lool teg ci tamit ci biir mission boobu mission commune la woon ndax liggéey bi ñoo ko bokkoon yow tey ci mission boobu lan nga ci gën a retenir ak lan nga ci bëgg a soppi wala lan nga ci bëgg a indi. Déjà dañuy comme ni ñuy wax dañuy ñaanal Malick yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe defal suuf ci kawam ak képp ku mu fekk dëgg la jege woon nañu torop te man ak moom ak ñi toog fii ñëpp liggéey nañu ak moom te jàng nañ si lu bari parce que mission bi ni ko sëñ Mody waxee mooy indi everybody together mooy indi communauté bi déjà amul xaaj ak seen catholique tijaan murit xaadir laayeen ñëpp loolu moo doon mission Malick mooy ñëpp nekk benn donc man déjà loolu li ma si jàngat mooy dafa mel ni génn àdduna Malick gën a rapproché nit ñi parce que tey bu tijaan yi ayee nga ne murit yi ñoo ayee bu murit yi ayee nga ne tijaan yi ñoo ayee vice versa je veux dire c'est un truc ba nga xamante ne c'est à saluer parce que liggéey bi rafet na te seen jabar yi bien sûr suñu jëkkër yi ñu leen di remercier ci confiance bi ñu am ci ñun parce que yombul samedi 20h ba 23h yaa ngi koy toog sa wetu jabar wala sa wetu jëkkër léeg-léeg sax ngeen dem ba minuit waaw parfois ñu dem ba minuit parfois ñu génn def ay reportage wala waaw xadara amee wala màggal amee wala nga génn muy taw muy neige mais da ngay ne rek ok pour communauté bi la donc di nga ci am ngërëmal yàlla donc man loolu laa si li ma si kii daal mooy que ça nous a rapprochés et que pour man on a réussi notre mission parce que loolu moo doon mission bi te mooy continuer li Malick commencé woon te macha allah je crois te xëy na comme kii li muy wax rek nit ñi ñoom ñooy juger parce que audience bi triplé na les gens nous écoutent de partout c'est pas seulement aux États-Unis ba la preuve bi Malick wàccee liggéey bi mu génnee àdduna nit yaa ngi ñuy woo du ay Japon ak ay France ak ay Allemagne fu nekk parce que ñi ngi doon déglu rajo bi donc suñu mission man so far ñi ngi koy accomplir et puis lu ñuy wax rek lu ñuy ñaan mooy everybody get together ñu bokkandoo bokk liggéey bi continuer ko tey yàlla may ñu ci succès daal xàccandoo dóorandoo dafa mel ni loolu ngay woote kon ñu gis ni mbokk yi souvent bu ñu ñëwee door rajo bi mu am koo xam ne vraiment te da ngay xuloo moom souvent mbiiru yow mënoo bàyyi mbiiru tranquille non Ben mbiidu
Mody ak Pape laay blâme ñoom laay blâmer tu sais pourquoi parce que nga embauché nit ba nga xam parce que comme on est en groupe balaa ngay embauché kenn parce que am nañu HR ressources humaines dafa war a jaafa mais c'est pas parce que Mbidou c'est l'ami de Pape et le voisin de Mody que Mbidou doit être embauché. Mbidou du def liggéeyam bu waree liggéey ma ngay ataaya bu waree mi ngi daal dugg si lu yoonam nekkul parfois dañuy am ay problèmes techniques Mbidou n'est jamais là mais yàlla moo ko boole ci ñun mënuñu ci dara te xaritu taa Mariane la donc mënuma ko dàq. xanaa ma jéem rek moom muñ rek. Mbidou ñu ngi koy ziare ñu ngi koy jaajëfee moom ci vacances yi yàlla dafa def nag dafa tukki nag comme dañu jël ay vacances moom dem na kon bu ko defee ñu dellu si waat rek sëñ Pape dégg nañ fa Mbidou dégg nañ fi mission yi ak mais bu ñu xoolee dans l'ensemble l'objectif commun c'est le raffermissement des relations dans la communauté maanaam communauté nekk benn bokk lépp di coordonner affaire yi tey bu ñu doon wax ci loolu ban objectif ngeen ci am ak lan mooy objectif yi. bon bu ñuy wax ci loolu man je pense que d'abord am nañu benn calendrier bi nga xam ne mooy calendrier commun bi nga xam ne amu fi woon. da nga daan gis ñii dañuy xewle mu nekk par exemple Mouride yi catholique yi wala ak Tijaan ñu jël benn jour. comprendre nga ñoom ñëpp ñu bëgg ci defandoo benn affaire. léegi donc lu ma doon wax rek mooy que ne am nañu calendrier commun et puis c'est très important. loolu dafay tax ba nga xam ni dañu concerté wu balaa événement di am ñu ne ok yow léegi yaa moom date bi parce que bu yàgg li fi xewoon yow sax sa bopp yow mi da ngay bañ ñu mere la parce que da ngay bëgg dem fii. dem fële même jour te loolu dafay metti quoi. donc loolu je pense que ne loolu benn accomplissement bu mag la. da nga xam ne ñu ngi concerté wu. autour de ce calendrier là. te bokkoon na ci objectif yi. waaw loolu ci objectif yi la donc c'est bon et puis beneen bi mooy am nañu le collectif. bon da ngay gis ne bu yàgg ba aussi que ne président dafa daan ñëw xam nga ku nekk bëgg ñëw wax. joxe sa doléance waaw tu vois. donc te yooyu dañu daan dafa amoon pasar la woon daal te bu ñu respecté. donc bu ñu ñëwee nag léegi concerté wu am collectif ñu ne collectif bi ñu ngi nii léegi dañuy am benn voix dañuy toog ku nekk ñu wax sa doléance. léegi ñu jël résumé après dem devant le président par exemple quoi. wax ko ne ko lii mooy doléance communauté bi donc je pense que loolu tamit beneen objectif bi nga xam ne atteindre nañ ko. donc c'est important quoi. ñu ngi dellu soit ci objectif yi parce que di fàttali mbokk téléspectateurs yi ni yow yaa initié rubrique boobu di table ronde. donc table ronde mu nekk lu am solo ni ñu daan la ci woo di la jaajëfee ci affaire boobu nga initié di ci wax ci li nga xam ne politique la wala social wala économique. xam naa dañu dellu si Pape loolu ndax DC rek la am. wala DC ñoom ñoo am initiative boobu bi nga xam ne coordonné association yi ci programme maanaam fépp foo mën a bokk mu nekk yenn ci objectif yi comme ni ko Ndiaye waxee yan mooy yeneen objectif yi ngeen xam ne am ngeen ko ci rajo bi. waaw xam nga man damay faral di tooñ yeneen état yi souvent di leen wax ne DC mooy capital bi fii mooy capital bi kenn du ci dara yàlla baaxee ñu aussi ñu am fii ñu mel ni sëñ Mamour Mbacké am fi sëñ Ahmed Sy moom Habib Sy moo tax toujours dama la naan teewoon Washington waaw donc dafa spécial DC dafa spécial ñun ñu nekk fi boobu ba léegi ay at déggoo macha allah jàppante nekk ay frères et sœurs boobu ba léegi ñu nekk di yëngatu moo tax lépp sañ naa ne DC la ëppee xëy na ñeneen ñi am nañ mais DC la ëppee wala fii la gën a feeñee objectif yi nga xam ne ñu ngi koy indi ci biir ci rajo bi maanaam du dama fi dàqee jàng wala dama gën a féete ci côté diine bi mais comme groupe la ñii dañuy liggéey jaar fii ñii liggéey jaar fële man ñu féete la ma ci suñu yaay ju baax ñoom maman Elise ñoom sëñ Mamoun Mbacké ñoom sëñ Ahmed sëñ Thiandoum ñoom Oustaz Thiandoum aussi sëñ Mansour Ndiaye El Hadj Mansour ñu maanaam li nga xam ne dafa jëm ci côté diine bi ak ci côté immigration bi ndax ñii ñëw nañ fi tamit Sali Peterson ñëw na fii ñeneen jaar nañ fi indi ci programme bi nga xam ne dafay demal communauté bi parce que communauté bi seen diine ñor na leen waaye seen statut tamit ñor na leen loolu da ngeen koy day am ay coppite ci at bi ñuy dugg waaw loolu dañ koy gën a yokk parce que moo di mi ngi koy wax léegi maanaam fexe ba communauté bi mën a jege seen diine événement fexe ba luñ ci jéego ñu ci mën a dox rek ba bés bi bokk ñuy xewlee ñëpp a jug dem ñu yóbbu fa rajo bi yóbbu fa télé bi ñëpp a gis ñu mun a jugaat demaat beneen côté bi ñëpp gis ku nekk ñu jox la sa bés sa temps d'antenne soo xewlee ñu jox la nga wax ak mbooloo bi dëgg la
li nga xam ne dafa jëm ci affaire immigration studies tamit lépp lu nga xam ne mën bëgg nañ ko gëstu rek pour mu jege leen parce que du ñëpp ñoo xam naka lañ koy seetee du ñëpp ñoo am right information donc ñun suñu gisee ko xam ne mi ngi ciy liggéey yàgg na ci ñu mën a dem ci moom indi ko teg ko ci rajo bi mu wax ak mbooloo bi ñu xam ne kii li muy wax am na fu mu ko teg ñoom ñu permettre leen ñu woote laajte wala ñu envoyé ñu message ñu laajteel leen parce que sutura dafa baax loolu la ñu gën a bëgg a gën a yokk maanaam bu fekkee ne tamit am na loo xam ne bàyyi nañ ko ginnaaw rek auditeurs yi envoyé message comme ni ñuy def waaw comme ni ñuy def souvent dañ leen di envoyé ay texte message ne leen nii bii da ngeen ko war a yokk wala indiwaat leen di waxoon na fi lu am solo wala nangam ak nangam loolu mooy nga xam ne moom la ñuy jugal at bi di ñëw incha allah Marie Pape junj na ko fi Mody wax na ko fi yow ñu gis ni souvent lépp li nga xam ne muy wàllu yow macha allah li mu daan wax ni yow moom da nga ci am sa wàll maanaam bu ñuy wootee murid gi fële tijaan gi fële ak yooyu donc yow nga nekk ku am pas-pas di yëngu bu baax a baax ci communauté bi objectif yooyu ñuy wax yow am na lu ñu la ci dënk maanaam fundraising bi ak yenn yi ak yenn te yow da nga daan dem ba New York sax indi ay invité ay Dakar ak Sénégal. lan yaay yow lan mooy ci objectif yooyu nga xam ne ñaar ñi tënk nañ ko loo ci yokk ak li nga xam ne bu nga ko indi comme coppite fii ak at bu bees bi. actually liñ ci yokk mooy par exemple gën a yaatal rajo bi. parce que nit ñi di woote c'est bon. mais ñu leen di fekki tamit am na solo. donc xam naa ci 2017 bi incha allah ci kattanu yàlla loolu dina nekk ci suñu mission. ba pare tamit ñu gën a tamit affaire fundraising gën ko dugal ci communauté bi. parce que xam nañ ne que fii Amérique la dara friwu fi. rien n'est gratuit. mais aussi communauté bi xam nañ ne que aussi ñun suñu liggéey dafa metti que xam nga bénévolat bi ñuy def nii bien que dans les maisons je veux dire que soxna yeeg wala borom kër yi mën nañ ko kii tolérer. mais am na des matériaux financiers yi nga xamante ne. war nañ ko mën a génne saafara ko te bu boobaa il faut fundraising bi am fenn fu muy jógee. fonds moom il faut mu am fenn fu muy jógee parce que toujours. you know am na lu muy laaj. you know mais pour je veux dire génn si dem si nit ñi. parce que nit ñi dañ ko laaj. nit ñi léegi dañuy gis ampleur bi rajo bi am gis que audience bi dafa doubler ou tripler donc maintenant les gens surtout les Sénégalais yi nga xamante ne dañu am ay business. nekk ñu juste DMV bi like DC Maryland wala Virginia mais ñi ngi nekk ci état yi donc comme 50 états la war nañu mën a par exemple di effectuer ay déplacements avec la radio et la télévision pour mën fekki leen pour mën génne seen ay business. waaw léegi Marie yow da nga fi junj li nga xam ne mooy fundraising. à l'occasion rek ñu ngi ndokkeel di jaajëfe ki nga xam ne mooy Amina Ndoye nga xam ne léeg-léeg moom moo ñu doon defal yenn sorte d'envoi spécial yooyu ak yooyu. donc di ko jaajëfe bu baax a baax ñu fàttali rek ni li nga xam ne mooy démb ak tey am na solo am solo boo xam ne bés bu ne ñu interpellé leen. ne leen thème bi ngeen indi parce que da ngeen di laal ci thème yëpp. maanaam social immigration nekkinu immigré yi fii nekkuñu sénégalais faa fële ak yenn problème yi am ba pare décortiquer ko joxe ci ay conseils du caagin sax yéen a gën a xam mais da ngeen di junj rek waxtaan ci ak ñi nga xam ne auditeurs yi dañ ciy participer mu nekk démb ak tey mu nekk rubrique bu am solo am doole ñu ngi ciy jaajëfee ki nga xam ne moom moo ci ànd muy soxna Mariane Fall ñu ngi koy jaajëfee imam tamit bu ñuy door souvent gis-gis la ñuy wax ñu tijjee ko ndax nit pour nga mën a dëgër da ngay am li nga gëm. da ngay dem diine waaw diine boobu imaam di ci door léegi dañuy gis ni bu ci génnee rek Mamor jël à l'occasion des invitations ak yooyu Mamor wala Thiandoum ak yooyu wala Tata Elise mu nekk lu am solo moo di lan nga doon jublu ci table ronde. d'abord li nga wax nii dafa am solo parce que je pense que chaque jour dama koy wax si rajo bi naan ñun dañu am chance. ku mel ni comme imam ku mel ni comme sëñ Mamor. comme Tata Elise comme sëñ Ahmed xam nga donc gis nga nit da ngay am kilifa parce que kilifa yooyu mooy tax ba nga xam ne que ne ñoom ñoo ñu teg si yoon bu jub comprendre nga donc ñàkk kilifa yàlla incha allah musal te vraiment Washington dama koy wax chaque jour dañu am chance donc loolu la bon pour revenir si table ronde bi da ngay xam ne gars yi fii des fois dañu busy
ñu ngi liggéey du mun a ay coupure de kii ngay def ay coupure de journaux xool def ay recherche xool li xew si dëkk bi xam nga ñëw indil leen donc mais ñun lu ñu gën a kii mooy que ne ñun on est apolitique du ñu wax li ñu sañ xaw a laal nii tuuti rek mais xam nga lan moo ñu tax dañuy gis ni souvent waaw dañuy xaw a kii waaw des fois nga brosse tuuti daal xam nga du si ñàkk politique moom fépp la xam nga du si ñàkk quoi dañ bon donc ñi ngi d'abord ñi ngi baalu Badou gars yi dañ leen woo après waaw ñu ngi baalu suñu auditeurs yi waaw. des fois xam nga xaw a kii nii tuuti mais si xam nga di nga brosse tuuti mais ñun on est apolitique ñun duñu kii yooyu mais nañ si wax Dëgg la. parce que nous sommes des citoyens xam nga tamit si on est des acteurs aussi quoi donc si loolu lañ si jublu donc pour et puis au passage di remercier tamit ñoom grand Cheikh Ndoye xam nga ñoom grand Medoune Mar ñi si bokk ñëpp vraiment ñu ngi leen di remercier ak yéen ñi ñëpp ñoom Ibrahima waaw Aw ñoom Ibrahima Aw ñu ngi leen si remercier bu baax quoi vraiment mais en fait pour lan la rek mooy que ne pour gars yi nekk au diapason de ce qui se passe aussi Absolument. tamit lu mun soqaleku suñu communauté xam absolument nga donc économiquement ñu xool donc avenue yi daal yi nga xam ne dina tax ba nga xam ne suñu communauté mun a soqali ko daal def naa loolu lañ si jëblu et puis les informer dëgg la xam nga borom la jeunesse au devant de la scène mu nekk lu nga xam ne c'est vraiment xale lu dee loo ñuy wax ci loolu loolu c'est un truc boo xam ne c'est très important pour la société sénégalaise fii di ci Washington parce que xale yi léegi man duma leen wax ay xale ñooñu ay grand lañ parce que tiim nañ ma sut nañ ma li ñuy làkk xam nga déjà fii la ñu juddoo xam nga déjà loolu benn kii la dañu am sama accent bi waaw noo fa bala accent bi sax mais pour yow nga bëgg inculquer yow li ñu la inculquer nga inculquer que la ñoom les valeurs parfois dafay am ay failles donc affaire bi da ngay négocier naxante parce que koo ci ñëw danga koy forcer rek day jàdd et puis ma gis ne macha allah they come together te encore une fois merci à Pape Diagne merci à Mody merci à Ben parce que li ngeen di def dafa am solo Mody tu rassembles les gens toi tu rassembles les gens toi tu rassembles les gens xale yi dañuy wax loo jox dañuy jël exemple xam nga Pape mi ngi xëcc kenn mi ngi xëcc xam nga gars yi ñoom Kiné indi Mody indi xëcc ñoom Lamine xam nga yow nga ñëw indi sa boy yi nu mu tudd ñoom Chita ñoom ñi Chita sax du booy paa la mais bu ma déggee ma am problème mais je veux dire que am na importance xale yi nga boole leen ci mission bi parce que fi mu nekk nii day taking over xam nga ñun ñi ngi jëm mag benn instant xam ne da ngay retraité nag après tu nga ñoo joxe kii bi ñu koy waxee léegi nag nga daal di kaa délégué donc ñoom instant bi je vois que li ñu leen involve daf leen neex ñi ngi liggéey ñi ngi jéem a def affaire yoo xam ne ñun sax yëguñu ko woon Mody mii moo ko découvrir yoo nga xamante ne yu am solo mooy nekk benn mooy ku ñu gis nga ñëw nekk ku bees ñu woo la ne la ok lii ngay def fii ngay loolu am ñu ko fi woon xëy na ñun temps bi ñu njëkkee ñëw peut-être 15 ans 20 ans ci ginnaaw bu ñu amoon loolu xëy na dépassé nañu fii mais je veux dire que loolu dafa leen motiver daf leen neex ay seen ay parents que te ñu ngi leen di remercier ci loolu ñoom ñoo step up seriously c'est un truc très important ñoo leen di remercier ci loolu thank you en tout cas parce que vraiment ñun on tient beaucoup à l'engagement de la jeunesse parce que jeunesse mooy ëllëg jeunesse mooy njiitu ëllëg jeunesse mooy yor réew mi donc di leen di jaajëfee tamit équipe bi équipe boobu mooy élite bi ak vétérans yi di leen di jaajëfee bu baax ñu ngi fi def liggéey bu am solo. non vétérans yi maa leen di jaajëfee bu baax a baax vraiment parce que gis nañu seen involvement donc te ñoomin Pape Dieye waaye puis xam nga dañu responsable les vétérans sont très responsables mais nag xam naa nañ ci dellu si nañ leen am ci rajo bi parce que c'est deux mondes différents c'est deux mondes différents et y a peut-être une raison pourquoi mu nekk deux mondes différents ci loolu sëñ Pape ñu gis ni rek temps yi moom da ngeen jël yéen a ngi yaata yumbi temps yi moom da ngeen jël vacances quoi da ngeen namm lu waral loolu Noël wala vacances obligées waaw xam nga liggéey bu nekk dafay am noppalukaay bu ñu nee yomb na dañuy nax suñu bopp dafa tolloo koo xam ne at bi dafay jeex ñu war a door beneen at loolu du war a mën a delluwaat ginnaaw tuuti ressourcé wu mën a profité tamit ci situation bi nga xam ne xale yi dañu jàngiwuñu école dafa tëj donc am nañ seen wàll ñu ngi yaa ngi koy wax sànq mu nekk wax sànq njaboot gi am nañ seen wàll parce que dañ daan def chaque samedi ñu génn kër gi dem toog fële ci studio bi di ci wax
di wax ci rajo bi di wax ci rajo bi ba ñoom du ñu leen jox temps donc bu fekkee ne dafa tombé ak ñoom ñu am 2 semaines vacances. ñun tamit ñu profité rek parce que boo génnee di digle sangu. fekk nga sangu ba pare. donc li ngay digle xale yi ak njaboot gi parce que boo xoolee démb ak tey. affaire yëpp ci social la. ci kër la ci famille la. foog mu jiitu ci yow ba pare. nga nekk ak sa njaboot ngeen jël vacances donc ngeen jox leen tuuti temps. comme ça ñu yëg ko ñu yëg ko parce que xam nga liggéey bi yamul rek ci rajo bi xam nga li nga xam ne moo jëm ci communauté bi. maree ngi ni guddi àjjuma lay door jeudi lay door dem daal ñëw këram ñun ñëpp àjjuma ñu dem jumaa ñëwaat dem xadar après samedi événement yi ñëw balaa guddi gi di ñëw. guddi gi dëgg la léeg-léeg mu am ay réunion ñu dem ci léeg-léeg ñu dem terrain léeg-léeg ñu naw am ku génn àdduna ñu foog ñu dem teew ko am ku ñu tudd doom bi. affaire bi dafa yaatu. dafa yaatu. donc coppite yi. coppite yi 2017. coppite yi ah ñu ngi koy denc nag. dañuy def ay surprise yu bëri. mais dafa am yoo xam ne tamit dañu bëgg mu jóge ci auditeurs yi. bu laajee ñu wax ne ci diw la jóge ñu wax ko bu laajee tamit ñu boole ko ne auditeurs yi ko joxe tamit ñu joxe ko. loolu daal la ñu gis ne moom la ñuy préparé. absolument sëñ Mody coppite yi pour 2017. bon d'abord ñi ngi ñaan rajo bi. xam nga parce que c'est bien beau lu ñu def nii c'est du bénévolat. donc te rajo bi dañ koy fay d'abord. maa ngi nuyu au passage borom rajo bi Modibo Diagne. donc mais rajo bi comme ni ma waxee dañ koy fay donc ñu ngi laaj bon ku si nekk di nga génnee sa poche joxe xam nga. which is good mais bëggoon nañ daal que ne rajo bi autofinancé boppam. waaw di fàttali ni yéen da ngeen di génnee seen poche. ba pare dem tamit ci auditeurs yi. effectivement ñoom ñooy fay rajo bi. te si beneen coppite bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy xalaat dinañ defar ay package ñi nga xam ne dañu bëgg publicité dinañu am package yi nga xam ni par exemple pour 3 mois de publicité. pour 6 mois de publicité ou bien 1 an de publicité. donc chaque jour bu ñu waxee rajo bi rek ñu ngi lay publicité donc loolu si coppite yi nga xam ne yu bees la nga xam ne bëgg nañ ko def si 2017. absolument waaw soxna Marie coppite yi yow mi nga xam ne yaa yor fundraising ak yooyu. waaw ba léegi waxuñu ci fundraising xam naa dañu ko tënk après rek mais waaw vas-y. waaw fundraising bi mi ngi en cours. mi ngi en cours mais coppite yi moom comme ni ko sëñ Mody waxee mooy gën a ubbeeku ci business su sénégalais yi ñoom tamit ñu mën a. par exemple ku ñu proposer package nga mën a xam nga ñu mën a yaatal sa business loolu dinañu aider ñu autofinancer rajo bi donc léegi fundraising tënk ko rek yéen a ngi ci gars yi est-ce que ñi ngi yëngu parce que souvent est-ce que ça ne vous met pas à l'aise mal à l'aise ngeen di dem di ne gars yi jàpp leen ci. nga xam nga dafa am loo xam ne dañ ko foog ñu xaw ko foog ñu leeral ko. rajo bi mi ngi doon en cours te auditeurs yi ñu ngi doon dégg ñu ngi doon def ay publicité la fa newoon mooy dañ doon jàppale business yi laaju ñu leen woon dara jëluñu xaalisu kenn dañ doon jàppale business yi pour rajo bi pour ñoom ñu jàll parce que loolu mooy priorité loolu moo jiitu communauté bi moo jiitu nit ñi ñoo jiitu du affaire u xaalis wa alal nit ñi ñoo jiitu ba pare donc xool nañ ne ñi nga xam ne ñu ngi ci biir communauté yi am ñu déggook ñoom ñu jàppale leen wax seen business ci rajo bi nit ñi dégg ko pour ñoom ñu gis ci njëriñ loolu lañ jublu loolu lañ ci jublu woon léegi nag comme moo di wax na ko Marie-Louise wax na ko affaire bi il faut que mu doxal boppam moo di ba mu ñu ciy jàppale mais dafa am loo xam ne dañ ko ciy fay donc loolu pour ñu fay ko si aussi ñu ngi génne suñu poche di ci def comme ni nga wax léegi mais tamit bëgg nañu ñi nga xam ne am nañ ko mun nañ ko ñu jàppale ñu ci loolu mooy situation bi donc am nañu joxegum dugal mais bu ñu waree door dans 2 semaines war nañu lijjanti situation financière rajo bi pour li nga xam ne war a jëm ci Modibo donc kon ne liggéey bi dëgg la soxna Marie mu mel ni fundraising lu tax mu gën a délicat parfois nit dina ñëw Mademba wala ma Paate wala ma Samba ne la jox naa la 50 wala 100 wala 200 waaye bëgguma ci feeñ par modestie noonu di gérer loolu. loolu dañ koy remercier dañ koy ak dañ koy waxee ak respecté ak parce que am na ñoo xam ne franchement ay bonne volonté yoo xam ne comme ay bëgguñu tudd seen tur mais il le faut parce que c'est pas bëgguloo mais ñoom ñoo ko dul nangu ñoom ñoo ko dul nangu mais am na si ñi nga xamante ay Tata Elise ay Fatim Dia xam nga madame Diop Tata Marianne dañuy jàpp bu baax xam nga parce que am ñoo xam ne dañuy ne carrément ñun rajo bi dégluwuñu ko boo tax lu tax ñu war a
joxe. mais affaire de communauté à juste raison. à juste raison mais affaire de commune am ñoo xam ne tu n'as même pas besoin yow da ngay ñëw rek comme sëñ Mody moo créé benn page. boo xamante ne si Viber bi. dañuy xam nga dugal ku nekk ne leen nag dañuy pledge contribution. pour la radio parce que la radio doit être payée annuellement c'est pas un truc gratuit. comprendre mais yaa si gis ñoo xam ne franchement ay bonne volonté. ñun ñi ngi génne suñu poche parce que ñun c'est normal ñun ñoo yor liggéey bi boo liggéey bi waru arrêté. dafa war a dem mais ñooñu ñu ngi jàppale mais aussi ñuy lancer beneen message pour dire aux Sénégalais. ñu nekk ci DMV bi que affaire bi du suñu yëfu bopp. ñu nekk Allemagne ñu nekk France. waa France ak waa Allemagne ak waa Japon ak waa Sénégal ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ñoom xumaan ak ñoom Tunkaraak ñi nga xamante ne daal madame Diop te mu nekk Allemagne. waaw madame Diop ñi ñëpp ñi ñuy déglu nañu jàppale ñu continuer liggéey bi. c'est un truc pas pour Pape wala pour Ben wala pour Mody wala pour Marie-Louise mais pour la communauté sénégalaise la diaspora sénégalaise partout dans le monde. absolument mbokk yi lii lañ leen indiloon Pape ñan nga bëgg a sant ñan nga bëgg a gërëm. waaw comme ni nga ko waxee léegi rek. dellu ci waat bu gaaw rek. gaa yaa ngi lay xool. bi si njëkk moom mooy suñu kilifa suñuy waajur. ñuy sant suñu waajur yi. di leen gërëm di leen ñaanal. teg si suñu kilifa yi nga xam ne ñu bokk na ñoom moom fii. sëñ Mame Mor sëñ Ahmed Sy. ak jabaram soxna ma jigéen. bu ñu weesoo loolu nag ñu sant suñu jabar. nga xam ne ñu ngi ci kër gi ak njaboot gi. xale yi. Aïcha ak Mohamed Cheikh Babacar. ñoom ñëpp macha allah ñu ngi leen di sant parce que bàyyi nañu daal di mu dem. studio ñëwaat. léegi sant bi may génn ñu naan ma. daal yooyu bàyyi nga woon. parce que seen bés la. ba seen bés la saa yoo génn ñu laaj foo jëm. wax dëgg yàlla ñu ngi sant. ñu sant Ben. wax dëgg yàlla yàlla na yàlla yàggal àndandoo bi mu gën a rafet. Marie-Louise Mody ñoom Maman Elise. sunu imam. imam spécial imam spécial waaw imam kenn mënu si dara. naka waxate toujours égal à lui-même. Mody. waaw léegi fii Pape daanaka rek laay commencer di sant suñu kilifa diine yi. di sant imam d'abord. vraiment imam spécial. di sant ñoom Mansour Ndiaye. xam nga di sant ñoom Chicago. xam nga ñoom Moustapha Diop. état di sant waa Tata Elise. ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant bu pare di sant tamit sama jabar. Binta Wade bi nga xam ne vraiment moo ma bàyyi. xam nga may ma jàmm ba nga xam ne dangaa mën a ñëw nekk ak yéen xam nga di def affaire yi. di leen sant Marie-Louise Sissoko. joyeux anniversaire ak Tidiane man moom ñoo bokk anniversaire. Tidiane yow Ben Papa Diagne borom bonnet carré bi. amiin. Mado ma ko ci waaw Mado ñu ngi lay sant yow tamit donc di leen sant di sant auditeurs yëpp ñoom ñooy les stars comme ni ko Ben di waxee chaque jour numéro 10 waaw ñoom ñooy numéro 10 et puis di ñaan ñu ngi leen ay feem yu bees xam nga pour 2017. thank you soxna Marie ñu bàyyi la nga sant gërëm sant naa leen yéen ñëpp Papa Diagne Alamine ak Marie-Madeleine Mado franchement fidèle auditrice Pape Diaité ak jabaram Debbo Tata Elise surtout Tata Marianne Fall imam Pape Mboup parce que ak Fagey Ba Thiandoum Oustaz Thiandoum Koulim Dioum bàyyi nag sëñ Mamor sëñ Mamor Mbacké sëñ Ahmed Sy sama xarit macha allah donc Ben Diédhiou mais surtout maa ngi remercier sama bopp ak sama borom kër parce que parfois comme ni ko gars yi waxee c'est pas facile 8h ba 23h c'est pas facile les samedis mais yàlla daf ñuy def xam nga macha allah daal macha allah je remercie tout le monde ñu ngi ñaanal année ñu ngi leen di ñaanal une bonne année de ni ñu koy waxee santé prospérité que yooyu ñama-ñama yi daal yu baax yi te ñuy ñaan incha allah 2017 nekk année bu am ñam parce que metti woon na mais yàlla def na ci sutura xam nga yàlla ñu yàlla may fekkee tal musal ñu ci cat ak bët ak xel ak balaa may ñu fan wu gudd nekk mboole mi jullit ci barke xasida yi incha allah mbokk yi ñu ngi leen di remercier ñu ngi remercier seen Pape seen Mody métti woon na lool waaye teew ngeen fii wax ak mbokk auditeurs ak téléspectateurs yi ñi ngi jaajëfee ki nga xam ne mooy suñu techniciens yi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey bu rafet jiital ci ki nga xam ne mooy Souleymane Diop ànd ci ak ki nga xam ne mooy Modibo Diagne mbokk téléspectateurs yi mbokk auditeurs yi mbiiru ñu ngi leen di jaajëfee ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal yàlla suñu njaboot suñuy
suñuy naataango suñuy am di jàmm suñuy dëkkandoo suñuy yaay yi suñuy papi yi suñu mbokk auditeurs fépp fu ngeen ñu mënta déglu si kër àdduna bu ñu amee fit yéen a tax yéenay suñu numéro 10 yéenay star yi ñun ñu ngi seen ginnaaw boo leen ci jàppee rek ñu topp ci. kon mbokk yi balaa ñuy tàggatoo ak yéen fii la ñuy tàggatoo ndax moo di mi nga xam ne tey la anniversaire am Tidiane tey la anniversaire am ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tey la ñu judd ñu ànd ak yéen woyal moo di souhaité ko joyeux anniversaire après tàggoog mbokk yi foofu la ñuy tàggoog yéen kon 1 2 3 ñu ànd ak yéen mbokk yi 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Modi Jai Babala. Happy birthday to you.